te ne nii tey jii macha allah ñoom ñëpp teew nañ fi di leen nuyu également ci turu Cheikh Fallou Luc Nicolas di wax ne dëgg la combat bi taxaw na depuis yàgg na mais boobu ak léegi yàlla dafa dogal contexte bi nga xamante ne nii moo amoon tax na combat bi kenn mënu ci woon wax dara tey nag ñu bëgg a door li nga xamante ne nii mooy démarrage u combat bi moo waral tey teewaay bi ñu leen di wax rek ci wax ju gàtt ne leen li Bécaye wax léegi dëgg la Luc depuis 1999 mu ngi ci làmb presque 20 ans parce que daaw rek la fête 20 ans ci làmb ji muy koo xam ne nii donc nit la ku am expérience ci li nga xamante ne nii mooy liggéeyu làmb di leen wax ne combat bi nga xamante ne nii moo ñu fi tax a teew tey muy diggante Modou Lo ak Ama Baldé ñu bëgg a xamal presse nationale bi fi teew ak presse internationale bi yëpp ne leen dinañ def combat bi combat boo xam ne dina doon combat boo xam ne dimension internationale lay amee di leen wax rek ne da ngeen ci bàyyi xel parce que li Bécaye wax dëgg la 2001 la ñu tuddee Luc Nicolas le promoteur des grands événements depuis boobu ak léegi gis ngeen ko ci wàllu innovation taxawaay bi nga xamante ne nii moom la am ci wàllu làmb combat bi nag boo visité histoire làmb presque dafay bokk ci combat yi nga xamante ne nii depuis ci Abdourahmane ci Souley Ndoye ci Mbaye Guèye ci Robert ci Double Less ba tey fii ñu agsi combat bi dafay bokk ci combat yi ci gën a mag parce que dañu boole ñaari mbër yoo xamante ne nii non seulement ay xaleel lañu mais dañu am gannaaw kaar macha allah ba pare tolloo gannaaw donc daal ci wax ju gàtt di leen wax ne Luc Nicolas Enco comme li mu leen tàmmaloon rek toujours comme d'habitude muy Sénégal di leen defal ay événements yu mucc ayib di leen wax ne combat bi incha allah dinañ ko def événement international ci kàttanu yàlla di leen gërëm di leen sant. yàlla di ñu dimbali ba suñu déwi tey fukki personnes yoo taal micro wit yi boo leen ne Modou Lo roi des arènes ñu ne mënu nekk yàlla di ñu dimbali ba yàlla defal ñu loolu ñu koy sant yàlla bu baax a baax ama kooku boobu mbër la wax rek waaye xam na ni moom man duma ñeexu ñebe kenn jëm wax nag yow gaa yi wax yow mën na waaye dañ yàlla may ko fekk incha allah loolu moo mën a ñaan soobee yàlla merci waaw gars yi saa bi mu war am bruit bu bëri si loolu ñu dégg li ma dina wax question bi si wax sama question la Modou Lo maa ngi leen nuyu bu baax a baax bon man question bi may posé mooy làmb bu ñu seetloo révolution bi ñu tàmbali en 2006 waaye bu ñu xoolee combat yi ci gën a marquant ci suñu génération yooyu yaa ko bëre ak Balla Gaye 2 te ci boobu la làmb révolution bi dox ak léegi boobu ay xale ngeen woon seen ay mag ñoo fi nekkoon tey ñu dem ba génération boobu nekkoon ci suuf ñoom ñoo nekk ci kaw ñoom ñoo yor làmb te làmb xaw a sooxe tey jii yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci kaw rawatina yow bi nga xamante yaa yor couronne roi des arènes tey par quelle voie moyen dañu war a jaar pour làmb fi nga xamante ne Luc Nicolas Enco foofu la ko bëgg a yóbbu muy internationalisé ko par quelle voie moyen dañu mën a jaar ngir làmb yegg ci biir comment faire pour gën a civiliser la lutte comment faire pour gën a professionnaliser la lutte selon toi. waaw lii wax chaque fois rek kenn bëggul mu jéem mu réer sa loxo tey am na fu ñu fekkoon làmb ji mu am fu mu yegg si tey li may wax chaque fois nag lu ci bari nag noonu làmb koy wax waaye làmb tey violence bu bari ñuy wax ci làmb ba lu ñuy wax lu bari wàññeeku ci woon du ci mbëri parce que li may wax chaque fois gis nga ñuy ñëw ci ay làmb di ñëw di indi ay ñaawteef ñooñu ñooy dem ci màggal yi ñooy dem ci gàmmu yi ñooy dem ci xew yu mag yëpp ñooñu ay yàqkat la yi nga xam ne yàq moo leen tax a jóg chaque fois waaye man état bi lay lancé war rek appel di leen wax li may wax chaque fois lamb suñu sport national li nga xam ne ñun ñoo ko moom tey ñëpp a ca war a gàpp mais rawatina état bi nag nga xam ni muy moyens yi muy lépp ñoom lañ ko dégg sant yàlla parce que ñoom doon wax arène nationale ñu defal ñu ko waaye dafa may accompagnement yu bëree bëri xam nga dafa waru muy promoteur dooleel leen gis na tey ku ci mel ne Luc Nicolas ñaata at mu ngi tëgg ay gàllankoor yu ko dal bari mais nga xam ni day def loolu ñoom
dañ ko war a appuyer ba tax na dañuy wax état jàppaat ci bu baax a baax a baax xam nga ñu ñëw dooleel làmb ji ba fi ñu bëgg làmb yegg ko bu kawee sax foofu noonu parce que comme li may wax chaque fois bëgg naa man suñu jalbaat wala suñu rakk yi bu ñu ñëwee fekk ay kii nu mu tuddatee Bombardier boobu daan dama doon wax chaque fois su ma yàlla dimbalee ba ma jël roi des arènes damay wàcc ci suuf bëri xale yi parce que làmb ci yemul ci benn mbër ñaar ñetti mbër ñuy bëree suñu biir chaque fois que ñooñu mu lim tey daanaka ku nekk bëri naa ci moom 2 fois loolu làmb rek day ko doon bii teel a bëri moo tax ñu def ñu mag ci làmb mais ñun ñëpp ay morom rek mën ak Ama Baldé ñëpp xamatu ko bëri ba parce que loo xam ne làmb nawee la ñu ko ay morom nga ma magee ma ko magee benn ñaar la yem xam nga ma tax na loolu man sama bëgg-bëgg la woon moo tax ay sës dugalu ma ci ay jël kii wala kii gis nga aw lu ma yaakamte yàlla la yaakaar teg lépp ci loxoom mais bëgg ubbi affaire yi gën a yaatu loolu moo tax ma ne woon su ma yàlla dimbalee ba ma jël roi des arènes damay wàcc jël xale loolu c'est bon Mamadou Diouf di rajo asalaamaaleykum wa rahmatulah. foofu noonu France 2000 yaakaar naa ne sooy gis nañu li nga def ci permanence bu baax a macha allah génération 97 yow rek yaa ngi ñu daan ci ñaar sa école génération 92 95 Modou Lo moo ci ñëw bëri ceeb ñaar daan kenn daan ci Boy Kayre 93 la ñëw ci làmb. Bombardier yaa ngi jaawale date yi. Bombardier 90 dugal 2000. waaw non heure bi ñu jóg ci làmb la. mais quoi année bi ñu dugg ci làmb judd. kay heure bi ñu jóg ci làmb. ci làmb. waaw. kay 93 la ñu jëm. boo ko 95 moo tax ma ne ko génération 93 95 yaa ngi bëri ñaar daan ci kenn daan génération 97 98 nga ñëw bëri ceeg ñaar daan doon ñaar kenn ku nekk 2 fois kon loolu yow rek yaa réussir ci sa ay morom muur di la ci félicité bu baax a baax kon ma ne réussir ci sa ay morom loo xamante ni kenn réussir ko ci tubaab macha allah plus de fois voilà yaa Ama Baldé ngeen yàgg ko def règlement de compte bi yéen règlement de compte bi moo ko waxee 4 juillet 2009 ñu bari dañuy yaakaar ne ci boppam waaye man jàpp ma jël sa boppam 4 février 2009 bi nga indee bàyyi pour Ama Baldé jëlee jaar bi waaw ngeen suñu jëm yëpp dañoo tax yow rek yaa fa tax gis nañu loolu fekk nañu ko Ama Baldé ñu teg pied droit yow ngay teg pied gauche am na loo tëri ci ni Ama Baldé di bëri am na loo xamante ni da nga koy bëri arrangé bu Ama Baldé pied gauche ak pied droit bu jàkkaarloo xeex mu loolu dañ ci préparé Ama Baldé wasalaamaaleykum wa rahmatulah. oui c'est bien. waaw d'abord di la remercier ci loolu. di la remercier ci loolu. ba ngay wax léegi peut-être da ngay da ngaa juum. kii ma woo ko de. ku yàgg si la làmb la macha allah. waaye di wax bëri moom fii bu nekk ci làmb te chaque jour nga bëri di gauche ba di droite wala yooyu noonu am na li nga xam ne du ñu gan ci làmb xam du ñu gan ci làmb waaw bëri nañ ci ku nekk ñam nañ ci ku nekk kon ay Ama Baldé yooyu doo mën daal ay pied gauche droite nañ ci jaaxal te mu ngi wax yàgg nañu tëbb mais fii rek pour mosu ko tëbb Ama Baldé moom moo ko yàgg tëbb depuis combat bi amul buur mu ñëw di ko tëbb xam nga loolu yàgg na lool waaye nag doon na ko wut lu yàgg mu jaral ko lu nekk incha allah loolu mënoon def ko bis ba na fexe ba incha allah loolu mënoon def na ko dëgg loolu rek laay ñaan bu soobee yàlla bu ko defee nag. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di sant yàlla war a ñëw ci waxtaanu làmb waaye xam ngeen am na lu xew ci làmb li xew ci làmb mooy CNG moo ñu jiite woon avec Alioune Sarr comme président le gouvernement du Sénégal jaaree ko ci le ministre des sports di Makhtar Ba jël décision nommé beneen groupe de travail
ñu remplacer groupe Alioune Sarr ci kaw CNG Bira Sène jiite leen kon balaa ñoo commencé waxtaan dañ leen di ñaanal ndax ñun làmb la ñu am làmb la ñu xam ci làmb la ñuy dund kon ñoom ñooñu nga xam ne tey jii fal na leen Bira Sène jiite leen nanu ànd ñun ñëpp ñu ñaanal leen yàlla nañu réussir mission bi leen le ministre des sports dénk jële ko ci président de la république Macky Sall kon Bira Sène ak groupe bi mu àndal yàlla nañu réussir seen mission réussir seen mission nag bokk na ci li nu fi dajale ndaxte promoteur mooy accompagner CNG mooy accompagner mbër mooy accompagner lamb bu promoteur tëggul lamb du am kon un grand promoteur daan tëgg lamb depuis 99 son premier combat événement la woon mu doxoon diggante Mor Fadam ak Mohamed Ndaw Tyson mu amee woon ci stade Léopold Sédar Senghor wala ci stade Demba Diop booba ba léegi muy tëgg ay événement bii yoon nag événement bi du moom waaye Luc Nicolas Enco groupe bi ñoo ko jël fas ko yéene taxawal groupe boobu coordonnateur bi mi ngi ni toog di Rayba jóge Mbuur lépp loo xam ne jëm na ci combat boobu mu war ci taxawaay bi nga xam ne moom la ci Luc Nicolas daan taxaw bokk na ci Moustapha Gueye numéro 1 Tigre de Fass bokk ci ñi nga xamante ni ñooy jàppale Luc Nicolas Enco bokk na ci man mii ngeen gis nii depuis 99 ba léegi man ak moom ñooy ànd combat bu fi tëgg ñoo ko ànd tëggandoo ko ba tey ji ñuy ànd ci événement sportif bu mel nii kon mbokk yi balaa ñoo def dara ki nga xam ne moo fi représenté Luc Nicolas Enco di Rayba moom la ñuy jox kàddu gi mu wax ñaari baat balaa ñoo jox ki nga xamante ne ni moo di Modou Lo mu waxtaan ak presse bi waxtaan ak yéen ci wàllu lamb Rayba